moi c'est Madame Julie Cissé. Je coordonne le groupe d'initiative pour le progrès social War basé à Thiès et qui en partenariat avec le projet l'ONG allemande Hilfe für Afrika Wasserfür Sénégal et le GIE And Jëf de Thiaroye waaw da koy fësal bu baax a baax ñuy sant ak gërëm suñu waay wàllu bi Hilfe für Afrika Wasserfür Sénégal ndax bu ñu jotoon suuf si te amuñu doole ak gunge bu mel ne bu Hilfe für Afrika du ñu mën a wane lii ñu wane tey donc ku ñu xam ne ñi ngi am taxawaay bu am solo bu suñuy nawle yi ne ci Afrique ak àdduna bi ràññee ci xeex jigéen jot suuf mais xeex ci yar ak teggin ndax laaj loo moom mën nga ci bañ a xuloo donc ci yar ak teggin laaj suuf si déggoo seeg suñu càmmiñ yi mais buñ ko yoree ba pare dañuy soxla waay wàllu yu mel ne Hilfe für Afrika ñu defal ñu vraiment liggéey bu am solo bi ci biir tool bi valeur bi jaaxal nañu bari te yaakaar naa ne du yem fii bu ñu xaymaa yëpp Rahim dama koy faral di ne ñun dinañu fësal li ngeen ñu defal parce que lu baax da nga koy fësal donc Thiaroye am na chance nekk premier périmètre bu ñu inauguré mais boo leen seetee ci tableau bi mooy Bay Dunde numéro 8 ça veut dire que am na 7 yu ko jiitu am na yeneen 22 yoo xam ne ñu ngi jonkoon di xaar dañuy ñaan yàlla saa yu ne ñu leen di woo ñuy ànd mais loolu liñ ci jógtee mooy ñun dañu ne jigéen jot suuf pour lan pour dooleel koomu njabootam bu ñu nee njabootam dañuy jóge ci village yi mais mu participer ci développement Sénégal bi nga xam ne ñun ñoo ko bokk du ñu nangu kenn ëppale wuñ ci mais am na suñuy feem yoo xam ne ci la ñuy taxawee parce que dañuy sécuriser d'abord famille ku xiif du tal yenn yi mais bu ñu ko sécuriser ba pare léegi liggéey koom dafay daal di taxaw te foofu ñu ngi am yaakaar ne gouvernement bi initiative bi ñu ànd ak benn ONG étrangère dinañ ci fekk si jàppale ñu bu baax a baax ba mu mën a law ci Sénégal yëpp. C'est Abdourahim Sall. Je suis le coordonnateur national de l'ONG Hilfe für Afrika Wasserfür Sénégal. ñu ngi ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp sant leen man maa ngi tudd Abdourahim Sall maay coordonnateur nationalu ONG bi ñuy wax Hilfe für Afrika Wasserfür Sénégal. suñu ONG dafay liggéey lépp lu jëm ci wàllu ndox dimbali ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci ndox pour ñu mën a am ndox nañ yëngatu également ci wàllu école di tabax ay école di def ay parrainage waaye li nga xam ne moo ñu fi dajale tey mooy benn groupement de femmes bu fi ne boo xam ne dañoo bokk ci kuréelu JIPS War te madame Julie Cissé jiite ko ñu lëkkale woon ñu ak projet bi ak dëkk bi pour ñu dimbali leen ci seen programme boobu ñu wax Bay Dunde Bay Dunde bi li ñu ci jublu woon mooy fexe ba ñoom ñu am teen waaye def teen ñu bañ leen bàyyi ñu jukki ñu boole na ci benn pompe solaire defal leen benn mbànd boo xam dina jël 5,000 litres waaye dimbali leen tam ñu bañ a ci arrosage boo xam daf leen di sonal ñu defal leen benn réseau goutte à goutte ñu jublu ci li ci njëkk tànk bi muy njëkk a taxawee mooy ñu fexe ba béy li ñuy dunde comme ni ko turam waxee liy soppi ci nii waaye ñu def ko tamit ci anam bu sell def ko ci anam bu amul tooke ñu bàyyi xel seen wér-gu-yaramu bopp bàyyi xel seen wér-gu-yaramu njaboot bu ko defee loolu mooy tànk bu njëkk bi ci ñaareelu tànk bi ñu fexe béy ba béy lu ëpp li ñu soxla nga xam ne loolu mooy wëlbatiku dem ca marché ba moom la ñuy jaay mu dellusiwaat ci ñoom bu ko defee ñu am ci seen gafaka loo xam ne leneen mën a dimbali ñu yeneen dépenses yi ñu soxla tamit ñu mun koo taxawee. mu mel ni koppar gu takku lañ ci jot a def te du si doon ngeen fas yéene amal liggéey bi. waaw ci commune Touba Toul rek am nañ fi ñeenti projet yu mel nii benn bu ci nekk ci loolu ma lim diggante teen beeg pompe solaire bi mbànd mi ak réseau goutte à goutte bi benn bu nekk dina dem ci fukki million ak juróom fukki junni ci loolu lañ ko natt comme ni ma ko waxee ginnaaw Thiaroye am na dëkk bu ñuy wax Kër Thiaf am na groupement wu Soxna Anta Mbacké am na dëkk bu ñuy wax Njéefun Parba ak bii moom mooy def ñeent yoo xam ne ñoom it danañ am ci projet bu soobee yàlla. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi tudd Marie Diouf nekk présidente groupement And Jëf bu Thiaroye
ci solo projet bi nga xam ne defal nañ leen ko tey ak jafe-jafe yi ngeen xam ne doon ngeen ko jànkoonteel avant ngeen gis li ni mel. waaw projet bi Sipsuar moo ñu accompagner ànd ak suñu càmmeñ Abdourahim mu nekkoon ay jafe-jafe yoo xam ne problème mu ndox la ak maanaam li nga xam ne mooy war doomu aadama muy liggéey loolu nekkoon loo xam ne lu jafe-jafe la woon ndax nit ki mënul liggéey te amul moyens waaye mënul liggéey tamit te amul xam-xam ci kaw loolu Sipsuar ak sëñ Abdou nekk ñoo xam ne ñu ngi ñuy jàppale ci projet bi ba tàggat nañ ñu andi fi matériel bu toll nii yàlla dogal ñu am suñu tool yi tamit ci suñu moomeelu bopp 2 hectares yi ñu taxaw nii tey mu nekk loo xam ne ci la ñuy yëngu waaye nekk tamit ne saafara na fi jàngoro yu baree bari ndax boo dee xool dañ daan sonn lool ci ndox maanaam ci nuñ koy amee bu robinet tëjee wala ci teen sax daf ñoo jafe woon ndax teen yi fi nekk yàgg na lool mu nekk teenu cosaan waaye depuis projet bi commencé ak tey yaakaar naa ne ñun waa Thiar Fiyaay jafe-jafe ndox tàggoo nañu ak moom ndax guddeeg bëccëg saa yu robinet tëjee waxuma la Thiar Fiyaay waaye yeneen i village yi nga xam ne dafa nekk environnant dañuy ñëw fii ci teen bi di root ci jëfandikoo ko noo xamante ne ñu yomb lay doon ndax jukki dafay nekk loo xam ne cosaan la woon waaye projet bi dàq na fi jukki maanaam da ngay ñëw rek tijji root yóbbu sa kër jariñoo yàgg sa njaboot tey Thiar Fiyaay yaatal nañu seen gannaaw ba dëkk yi nga xam ne dañ ñu wër Fiyaay ak Kër Mamour ba Bulfa Ndukumaan Pirum Ndari Gàdd Ngay Mala li nga xam ne moo nekk zone Ndukumaan vraiment ñëpp dañuy ñëw di jëfandikoo ci li nga xam ne mooy xéewal bi nga xam ne tey sëñ Abdou mi taxaw ci sama côté dañ ñu ko yombal ci andil ñu ko fi mu nekk tamit loo xam ne lu kawe suñu njort la waaye lu saafara suñuy jàngoro la. dina judd ci dëkk bi ak bi la teen ndax tamit di ngeen ci def ay activités. waaw activités yi ñoo ngi ci ndax boo seetloo li nga gis ni muy gàncax yi déjà am na yu ko fi jiitu woon te yooyu yëpp yaakaar naa ne am na loo xamante ni comme la boo xam ne ñu ngi koy def ci suñuy poos di ci dundal suñu njaboot ndax damay wax ne toujours société bi jàppale jigéen nekk na loo xamante ni vraiment luy dundal société bi la lu koy yokk la waaye luy encourager li nga xam ne mooy population yi la ndax jigéen dafay nampal doom yor ko di ko tette waaye tamit dafa nekk koo xamante ni bii mooy ñi nga xam ne ñooy saytu biir kër yi ba tax na ci njàng mi ak tey buñ dee wax santé vraiment dañuy wax ne ku dooleel jigéen ñi di nga gën a yokk loolu kon jàpp naa ne dooleel jigéen vraiment sëñ Abdou mi ngi ci taxaw ak soxna Julie waaye tamit ñu ngi yaakaar ne tamit jigéen ñi nga xam ne fii ci Thiar Fiyaay ay royukaay la ñuy doon ndax ñu fonk njàngu élèves xale yi la waaye ñu fonk suñu wér-gu-yaram la ñu laata projet bi di ñëw. waaw soxna si ñu ngi bay li nga xam ne lépp buñ ne bay dunde rek bàyyiwul dara li nga xam ne dañ koy def ci cin maanaam am na gàncax yi nga xam ne mooy nekk yi présenté wu yi ngeen fi gis mais am na yeneen yoo xam ne ñu ngi koy waajal ndax pépinière yi ñu ngi ci biir ñu war koo jëmbat war koo topp di ko saytu maanaam dañ ne soble li nga xam ne mooy kànja bi ngeen jàkkaarloo suppame basante bàyyiwuñu dara daal lépp loo xamante ni dañ koy def ci cin rek kaani tamaate lépp dañ koy bay fii ci toolu Thiar Fiyaay bi ngir suqali li nga xam ne mooy poosu askan wi waaye tamit yokku tamit li nga xam ne mooy suñu wér-gu-yaram ndax mbay mi amul tooke ndax suñ ne amul tooke dañuy wax ne engrais wala produit yi nga xam ne produit chimique la ñu di ko ci def mu di ñu xañ suñu wér-gu-yaram waaye di ñu tàqalee ak suñu koom ndax da ngay liggéey bu lu bëree bëri am koom bu bëree bëri waaye wëlbatikuwaat ci ni nga ko amee ci quantité bi nga am mu jural la ay jafe-jafe ci sa wàllu wér-gu-yaram ba tax na tey projet Bay Dundé bii nga xam ne mooy numéro 8 di Xelcom Bay Dundé dàq na li nga xam ne lépp loo xam ne dañ ko war a def muy produit chimique war ñoo andil loo xam ne ay gàllankoor ci suñu yaram lay nekk wala ci suñu tuut tànk yi wala ci suñu borom kër yi wala mu ñuy xañ tamit suñu koom loolu ñu ngi koy dàq fii ci Xelcom Bay Dundé waaw. Im Namen unserer mitgereisten Delegation und im Namen der Bundesrepublik Deutschland, welche dieses wunderbare Projekt stark mitfinanziert haben, darf ich alle Männer, alle Frauen, die heute gekommen sind, um dieses Fest mitzuerleben, ganz, ganz herzlich begrüßen. mu ne ci turu délégation bi mu àndal turu ONG Hilfa Africa mais également ci turu ministère allemand de la coopération bi nga xam ne moo nekk suñu partenaire financier ci projet bi mu ngi nuyu képp ku fi teew mag ndaw góor jigéen kenn ku nekk mu ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant.
Ich wiederhole mich da vielleicht etwas, aber nochmal vielen Dank an alle, die da mitgearbeitet haben, damit dieses schöne Projekt so schön ist, wie es jetzt dasteht. Und ich berufe die Dorfgemeinschaft, den Baki Feier wurde bereits genannt, er hat die Solaranlage gebaut. Und dann haben wir unsere Julie Cissé, sie hat auch das Projekt sehr stark mitbegleitet und natürlich unseren Rachim Sall, der immer, wie wir vorher gehört haben, Tag und Nacht, ich weiß nicht, was du nachts hier machst, aber du hast das Projekt mitbegleitet, auch dir. Ganz, ganz herzlichen Dank. Auch den Brunnenbauer dürfen wir nicht vergessen. Meistens vergisst man ja diejenigen, die hier gearbeitet haben. Also allen nochmal herzlichen Dank und auch denjenigen Dank, die ich vielleicht vergessen habe. nee na mu ngi wax xëy na loo xam ne waxees na ko ba noppi mooy cant gi ñuy sant jëmale ci képp koo xam ne jàpp nga ci liggéey ba mu agsi fii ak noo ci mën a jàppe du mun a ñàkk mu jukki wax ne ki nga xam ne moo gas teen bi ñaara ñooñ la ñuy fàtte ca ñooy tàmbali bi ñooy bopp bi ndax bu ndox amul woon loolu yëpp di am mu ne kon puisatier bi nga xam ne moo fi liggéeyoon Mbacke Faye mi nga xam ne tey xëy na mooy teewal képp koo xam ne ci wàllu technique liggéey nga ci projet bi mu ne mu ngi teg ngërëm ak nuyoo ci loxo Mbacke mu yóbbaale géew ñëpp ñoo xam ne liggéey nañ fi moo xam teen bi la moo xam goutte à goutte bi la waaye mu gërëm waa dëkk bi teg ko ci loxoy chef de village mu yóbbaale ñëpp géew parce que feeñ na ci ñi nga xam ne ñoo fi jot a wax ne ñoom sonnuñu ñoom lottuñu ñoom tàyyiwuñu village bi gunge nañu projet bi ba mu mën a agsi fii mu beral nuyoo ak ngërëm soxna Julie mi nga xam ne moo jiite Gypsoir ànd ak ñun ci projet bi won ñu projet yi nga xam ne yelloon na pour ñu dimbali leen te boobu it taxul mu yem ca ànd ci jéego bu nekk boo xam ne moo jëm ci lu war a mën a taxawal projet bi nee na mu ngi koy bëral ngërëm di ko bëral nuyoo di ko jaajëfal di jaajëfal tamit Abdourahim Sall mi nga xam ne moo leen toogal fii ñoom Sénégal gunge projet bi nee na dégg na nga li ñu gërëm jëme ci moom ci wàllu taxawaay mu am ci projet bi loolu yëpp mu ngi koy rafetlu. Wahrscheinlich habe ich jetzt die nette Dame, die neben mir steht, die Marie Diouf, vergessen. Sie ist ja die Delegationschefin von der Institution für die Gartenarbeit. Ihr auch ganz herzlichen Dank. Und ich erinnere mich genau, als wir voriges Jahr noch da waren und haben diskutiert, wir wussten noch nicht genau, was machen wir hier, geschieht hier etwas oder werden wir unterstützt. Also ihr herzlichen Dank. Aber nochmal ganz besonderen Dank natürlich dem Lions Club Oberallgäu. Es ist ein Verein, der weltweit immer Gutes tut und Spenden macht. Und sie haben es eigentlich letztendlich ermöglicht, dass wir heute hier stehen dürfen und dieses Projekt einweihen. Und wie vorher schon gesagt wurde, bisher war es nur möglich, während der Regenzeit und kurz danach Obst und Gemüse anzubauen. Jetzt ist es Gott sei Dank möglich, dass die Leute ganzjährig Obst und Gemüse anbauen können. Die Überschüsse, die sie nicht brauchen im Dorf, können sie verkaufen. Und mit dem Erlös gibt es dann wieder eine Verbesserung im Dorf, wie Schulen oder Medikamente oder eine Krankenstation etc. nee na mu bañ fàtte ndimbal ak cant ak jaajëfal bi mu ameel groupement de femmes bu Thiar Fiyaay bu ko tegee ci loxo Marie Diouf mu doy nee na mu ngi fàttaliku bi ñu fi njëkkee ñëw di waxtaan si boobu xamaguñu woon sax ndax Thiar Fiyaay dina bokk ci projet bi teertu bu rafet bi ñu fi teertu woon waxtaan bu am solo bi ñu fi waxtaanoon boobu ñu ngi waxtaan pour xam ndax projet dina fi taxaw am déet diggante bi am na jéego yu fi am ba tey ñu mën a taxaw fii inauguré teen bi mu ciy profité di delloo njukkal organisation Lions Club bu Oberallgäu bi nga xam ne ñoo ñu dimbali pour ñu financer teen bi mais tamit di delluwaat ci soxna Julie ci soxna Marie
ci concept bu leer bi nga xam ne moom ngeen teg ci wàllu projet yi njalbeen gi tànk bu njëkk bi na nekk tànku ñu fexe ci ni soppaleeku mu nekk tamit mbéy moo xam ne bu sell lay doon bu amul tooke bu wér parce que ñu ngi bàyyi xel wérgu yaram suñu bopp ak wérgu yaram suñu njaboot tànk bi ci des mu ngi nekk loo xam ne bu ñu béyee ba am li nga xam ne mat na suñu kii nii ba ëpp na ko la ca des ñu jëmale ko ci njaay ma ndax mu dolli koom ndax yeneen soxla yi nga xam ne jàngonte ne ak ñoom ñu mën a am taxawaay bu ñu ko defee nee na bu projet yu mel nii taxawul kon ci àll bi nawet rek la ñuy xel a liggéey ñetti weer bu ko dundee fekk fukki weer ak ñaar projet yu mel nii baax na si nga xam ne nit dina nekk ci dëkkam dootul jéegaani dara mu mën a liggéey fii weer ba weer bi dellu si te mu mën ci gis boppam. Erlauben Sie mir auch einen Vergleich. Ich glaube sogar ein afrikanischer Vergleich. Es gibt Wolken am Himmel, sie ziehen vorbei. Man meint, es regnet. Nein, es regnet nicht, sie ziehen weiter. Aber es gibt Wolken, die sind über die Jahre stehen geblieben und es ist Wasser nicht nur vom Himmel gekommen, sondern es ist auch Wasser vom Boden gekommen und dafür dürfen wir alle auch recht dankbar sein. nee na ñun ñëpp ñu dellu sant yàlla ndax léeg-léeg nga am niir bu jaar sa dëkk ba nga rafet njort na dafay taw mu romb waaye dafa mel ni niiru caay fi ñaar fiyaa gi defu tawul rek mu jóge kaw wàcc waaye am na beneen ndox bu génne ci suuf moom it génn ñaar yëpp daje daal mu nekk xéwal goo xam ne xéwalu caar fiyaay la boo xam ne ñun ñëpp war nañ ci ànd doole sante ko yàlla. Auch ein Wasser ist Leben. Ndox moo di lépp. nee na ndox moo di lépp. Ja, sag noch was dazu. Irgendwas nur schnell. Ja. Wasser, wir kommen immer wieder, eigentlich unser Grundprinzip hat angefangen mit Wasser. Später haben wir dann Schulen gebaut, aber wir kommen immer wieder auf das Prinzip Wasser zusammen oder zurück. Wasser kommt aus einer göttlichen Quelle, wie immer das ist. Es gibt nur eine Welt, es gibt nur einen Herrgott, egal ob er Allah heißt oder wer. Und darüber sollten wir und dürfen wir sehr, sehr dankbar sein. mu ne nu ñu taxaw toujours rek ci dolli sant yàlla ndax ndox fa mu ne kenn jotew fa ku dul yàlla mu ne yàlla boobu ak noo ko mën a tudde ak ku ko mën a woo benn yàlla rek la ñun ñëpp ci moom la ñu jublu lu ñu am moo ñu ko may nañu ànd ñun ñëpp ñu dolli ko sant. Und Wasser aus der göttlichen Quelle schöpfen ist eigentlich unsere Mission, ist eigentlich unser Auftrag. Wasser aus dieser Quelle schöpfen und diese Quelle weitergeben. Das ist unser göttlicher Auftrag. Und ich darf Sie bitten im Namen der Delegation, im Namen auch von BMZ, von Deutschland, seid vorsichtig und sparsam mit dem Wasser, geht gut um. Es ist ein göttliches und gutes Gut. nee na boo ndox solo bi mu am moo tax ñun ONG suñu jéego mu njëkk ñu jëmale ko ci ndox ginnaaw gi boole nañ ci lu mel ni tabaxi école lu mel ni gunge gune yi nga xam ne bëgg nañu jàng te seen i waajur xëy na seen loxo jotul seen ginnaaw loolu yëpp toftal nañ ko ci waaye jéego bu njëkk daal bi nga xam ne bu ñu demee danañ ci dellusiwaat toujours mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu ndox mu ne nag ndox lu mu bari bari suñu bët nañu bàyyi xel ne am na fu mu jafee ba tax na buñ ko yàq nañ ko yàqanal nañ ko sakkanal ñu xam suñu diggante ak ndox nan lañ ci war a def. Vielleicht noch einmal eine afrikanische Weisheit, die durfte ich übernehmen. Wenn sich eine schwarze und eine weiße Hand reichen, dann bleibt keine Hand trocken, dann bleibt keine Hand also ohne alles. mu ne ñun ni nga xam noonu la ñuy liggéeyee ñu joxante loxo diggante ki ñuy dimbalee ki bëgguñu dimbali ko mu ne ba nga xam ne kenn du ñàkk dara ndax ki nga xam ne moom mooy joxe moom la soob mu seet ku mu neex mu jox ko waaye bu la joxee lu ëpp li la doy c'est parce que dafa am kum la gestuloo woon bu ko nit xamee noonu mu ne bu ko defee joxante loxo bi dafay nekk joxante loxo boo xam ne Deine Hand France.
joxante loxo boo xam dafay nekk macha allah. Vielleicht noch ein paar Worte an unsere mitgereiste Delegation und nicht nur auch die Leute, die bei uns sind, unsere 400 Mitglieder, auch das Bundesministerium. Wir könnten hier in Afrika, speziell hier im Senegal, Tausenden von Menschen das Leben ermöglichen, wenn wir ihnen nur helfen, damit sie sich selbst helfen können. Das ist auch unser Auftrag. Wir bringen keine Fische mit ins Land, wir liefern nur die Angel, damit das Volk hier sich selbst versorgen kann. nee na kon ànd bi daal moom rafetlu na ko gunge la boo xam ne dal na xel mu ne parce que li ñuy wax ne nit ki daal bul ko may jën fexee ko jàngal nu muy nappe loolu am na ci yaakaar ci ànd gi xam ne moom la ñu ànd mu am yaakaar ne lii nga xam ne moom lañ def fii te namm mu yaatu lool muy waxaat jërëjëf ci turam mu yóbbaale géew ONG bi ci turu ñii nga xam ne ñoom la àndal ak ñeenti téeméeri nit yi bokk ci ONG bi te ñëwuñ des Allemagne waaye turu tamit ministère allemand de la coopération bi nga xam ne moom moo ñuy dooleel. Leider verlassen unsere Delegation heute der Reinhard mit seiner Frau Hermine. Sie verlassen uns, sie fliegen heute Nacht wieder zurück und sind morgen in Deutschland. Und viele Grüße aus dem Senegal und auch vielen herzlichen Dank für das, Reinhard, was du mit Hermine schon seit Jahren, sogar über Jahrzehnte gemacht haben. Es wurde vorher schon erwähnt von Cœur Ndiak. Ich möchte es nicht mehr im Einzelnen wiederholen. Ganz herzlichen Dank an euch. Aber nicht vergessen darf ich unseren Hermann, der da sitzt. Wir haben gehört in Deutschland, dass die Regenzeit heuer ausgefallen ist, dass im April das letzte Mal geregnet hat und erst Mitte September. Die Ernte ist zu einem Großteil entfallen. Die Landwirte müssen zum Teil ihr Vieh verkaufen, weil sie kein Futter haben. Und Hermann hat eine große Aktion in Deutschland, in unserer Region gestartet und hat, ich glaube, 150 oder noch mehr Säcke Reis gesammelt, die wir auf den Dörfern verteilen. Und natürlich bekommt auch das Dorf, der TRVI, natürlich auch etwas ab. Vielen herzlichen Dank nochmal, beiden miteinander. nee na xëy na li muy wax nii wax nañ ko ba noppi ñaar ñi nga xam ne dañuy ñibbi tey mooy ki ma wax ne nit la ak jabaram mu ne mu ngi leen di jaajëfal wax nañ ko sànq ba pare seen ànd ci biir ONG bi dafa yàgg waaye xoolal tey lii ñu def ci kër Ndiak tudd nañ ko sànq mu ne ñoom wax dëgg yàlla mu ngi ci turu ONG bi ci turu dëkk yooyu ñuy dimbali mu wax leen jërëjëf waxaale ko tamit ki nga ma wax sànq ne moom dox na ak tànkam seeti ay mbokkam ak xaritam ba moom kenn rek xëy na dajale na lu mën a jënd téeméeri saaku ceeb ak juróom fukk yoo xam ne xëy na dees na ko séddale ci biir dëkk yi pour dimbali nit ñi ci nawet gi nga xam ne xëy na lañ ci doon seen coow amul. Ich komme also jetzt langsam zum Ende, aber nicht, dass wir zum Schluss vergessen, dass wir auch den Frieden in der Welt, den Frieden hier im Dorf, in der Region, in ganz Afrika und auf der ganzen Welt, dass wir dafür beten, weil alle wissen wir, wie schwierig die Weltsituation derzeit ist. Dafür wollen wir beten und bitten. mu ne nag dafa am loo xam ne bu ñàkkee dara du am mu ne loolu mooy jàmm ñu taxaw jaar fi ay ñaan jàmm biir Sénégal bi ñu ne ñaan jàmm Afrique waaye ñaan jàmm mu law ci àddina bi yëpp parce que gis nañ àddina bi yëngu-yëngu yi fi am te fu jàmm amul lu fu nekk rek fa jàmm am moo ko gën lu waay am lu dul jàmm da nga wuti jàmm ba pare doo ko mën a lijjanti mu ne kon nañu dellu ñun ñëpp ñaan jàmm te ñu ñaan mu law. Ja, jetzt kommen wir aber endgültig zum Schluss. Nochmals vielen Dank dem Dorf und der Region, fröhliche Menschen, fleißige Menschen. Und jetzt werden wir anschließend zum Brunnen gehen und noch die Segnung für den Brunnen machen. Dafür haben wir unseren Reinhard mitgebracht.
Das ist, ihr hört es nicht gern, aber ist ein kleiner AB, ist ja kein echter, sondern ein nachgemachter. Und dann machen wir einen Brunnen. Also nochmals vielen herzlichen Dank allen Leuten, die hier anwesend sind. Und wie Rachim vorher schon erzählt hat, wir kommen immer wieder spontan und informieren uns, wie es hier funktioniert. Plötzlich sind wir da. nee na jërëjëf ci teewaay bi jërëjëf ci tertu bi mu ne loolu mu waxaat ko mu ne dafa am loo xam ne boo ko gisee ci nit ci kanamam da nga koy ñeme mu ne loolu gis nañ ko ci Thiatou yëpp ba tax na boole nañ ko ci seen ñëwu Sénégal ba bu ñuy ñëwati fii boole nañ seen bopp ci dëkk ba nga xam ne bu ñu fi ñëw duñu tàggoo da ngeen xëy rek gis leen ñu taxaw jërëjëf. Jetzt nach christlichem Brauch den Brunnen segnen, beten, ein Lied singen und dann der Bevölkerung, den Dorfbewohnern und dem Frauenprojekt ganz offiziell übergeben. nee na léegi li des mooy ñu ànd dem ci teen bi ñun ñëpp ñu ànd ñaan bala ñu ci yaakaar yàlla defal ñu ko ci wàllu barke su ko defee loolu mooy jéego bu mujj bi mooy tëj cérémonie bi mu wane ne tey officiellement ñun projet bi génn na suñu loxo dem ci seen loxo ci loolu rek lañ jëm mu jeex. Savoir votre organisation non gouvernementale, qu'est-ce qu'il a eu à faire au niveau de ce village? Oui, notre organisation a pour première ligne d'action l'accès à l'eau potable dans le monde rural et également tout ce qui est lié à l'éducation, de construction scolaire, les parrainages. En somme, pour dire plus large, l'accompagnement des communautés pour l'accès aux services sociaux de base. Et dans ce village de Thiatou, nous accompagnons un groupement, le groupement de femmes sous la direction de Gypsoar pour le projet Beydoundé. Il s'agissait pour nous de les accompagner avec un kit. C'est le puits, la pompe solaire, le réservoir de 5 mètres cubes, 1 hectare de goutte à goutte, avec comme objectif d'atteindre la sécurité alimentaire, l'équilibre nutritionnel des familles dans une première phase. Dans une seconde phase, les orienter vers des activités génératrices de revenus pour augmenter les revenus des familles et réduire donc de manière conséquente, significative la pauvreté. Donc, il faut savoir un peu l'investissement que vous avez eu à faire ici dans ce village, le coût de ce projet. Ce sont des packages de 25 000 €. Donc dans la commune de Toubatoul, nous avons 4 projets. Celui de Thiatou que nous inaugurons aujourd'hui a été le premier à être terminé dans ces installations. Mais il y en a un autre à Kertchaf, dans la commune de Toubatoul toujours, à Nyefoun Parba et dans le village dans la commune de Toubatoul même. Mais c'est tous des kits de 25 000 € qui comprennent donc, comme je l'ai dit tantôt, le puits, la pompe solaire, le réservoir de 5 mètres cubes et 1 hectare de goutte à goutte. 25 €. Ça fait 16 250. 16 250 000 francs CFA. À l'origine de ces... Quels sont les objectifs de Gypsoar à travers ce projet que vous venez de matérialiser avec l'accompagnement de vos partenaires? À partir de ce projet, nous avons lancé un projet d'autonomisation économique des femmes, mais qui est une partie du programme Beydoundé de Gypsoar. Qui connaît Gypsoar nous connaît dans la promotion du leadership des femmes dans ces questions liées au développement durable. Donc dans le programme Beydoundé, nous tenons à montrer que une fois que les femmes accèdent à la terre, elles ont des pratiques durables. Et ces pratiques durables concourent vraiment à renforcer la sécurité alimentaire, l'équilibre nutritionnel au sein de nos familles, mais à préserver notre environnement.
et utiliser une agriculture sans pour autant utiliser certains produits, c'est bénéfique pour la santé comme votre programme le stipule. Oui, c'est très bénéfique et je pense que ça a été maintenant démontré. De plus en plus, si vous suivez l'actualité internationale et nationale, la promotion de l'agroécologie est d'actualité. Mais nous, depuis 2004, nous avons été conscients que beaucoup de maladies sont liées à ces pratiques agricoles qui utilisent d'une manière très abusive les produits chimiques et qui, en finalité, nous donnent des maladies que nous ne connaissions pas. Donc, dès notre création, nous nous sommes dit, pour préserver l'environnement, il faut des pratiques durables. Et nous avons des expériences là-dessus. Par rapport à l'agriculture, nous n'utilisons pas les produits chimiques, mais à côté de l'agriculture, nous resterons les surfaces dégradées pour réhabiliter la biodiversité et tout ça concourt à la sécurité alimentaire. En dehors de ce village, d'autres communautés vont aussi bénéficier des projets de gypsoir. Oui, au total, nous avons 30 périmètres communautaires demandeurs. Pour l'année 2018-2019, 10 vont bénéficier de cette précieuse aide de Hilfofur Africa Vassefur Sénégal. Et nous espérons que d'autres bailleurs viendront appuyer cette dynamique. Parce qu'une chose, c'est d'avoir la terre, mais une fois qu'on a la terre, il faut la sécuriser d'abord, mais valoriser encore après cette terre et accompagner les femmes vers une création de richesse.